rahmatullah taala wa barakatuhu. auzu billahi mina sheytaani rajim. wax bismillahi rahmani rahim. wax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. allahumma salli ala sayyidina muhammad il fatih lima ughliqa. jërëjëf Baye jërëjëf Baye jërëjëf Baye jaaraama Cheikh Mamadou Insa Diop. waaw donc di nuyu ñëpp ñu fi ñëw commencer par suñu maire yi nga xam ni ay honorable lañu si dëkk bi toog fii nga xam ni xam waa Thiès xam nañ leen si seen jëflante dëkk bi ak si seen bëgg jël dëkk bi waaw donc di balaa loolu nag dañuy gërëm di delloo njukkal tamit ki nga xam ni mun naa wax bu Thiès tey amee bët bu xaw a leer ni moom la muy le prochain président du Sénégal Idrissa Seck incha allah waaw parce que lu tax ma wax loolu man en 2002 dama fi jógee dem benn aventure bu ndaw en Hollande Belgique laa jaar après def Hollande jóge foofu dem def Paris après ma dem Espagne donc après ma delluwaat Paris am fa soxna am fa doom ñibbisi en 2004 ma ñëw 2004 sama benn oncle moo ngi génn àdduna Jackie Seck moo doon saxophoniste su Royal Band bu Thiès am na ñu xam ñu bëri fii donc moo ma jël si woon aéroport bon bi ma ñëwee Thiès laa jubal si directement bi ma jubalee Thiès ma toog sama kër maam fii Malamine Senghor bon après guddi gi ma ànd ak sama ay cousin yi dem ñun kañ dem promenade Thiès waa affaire yooyu donc bi ma ñëwee foofu si laa xam ni dëkk bi changé na dëgg fa yàlla parce que foofu ñun ay terrain la woon terrain dispensaire la doon woy ñun dañ fa doon football amoon na benn service d'hygiène foofu je me rappelle poste nekkoon à côté cinéma bi nekkoon nii ainsi de suite bon je m'y retrouvais plus quoi gis xamatu moom Thiès quoi affaire yooyu après si laa ni gars yi nii ki ko defar léegi-léegi ñu jàpp affaire yooyu te yàggul dara histoire daf ma jox raison si laa ni nee nañu leeral nañu waa Thiès waaye réeral nañu waa Thiès affaire yooyu comprendre donc mooy sama boobu balaa tëx sama album yi boobu donc moom dañ ko amal njukkal ñun waa Thiès parce que Thiès voie de dégagement yi mu fi def yaatal Thiès et tout ça defe naa bu ñu ko toppoon Sénégal yaa ñaata at ba léegi 14 ans Sénégal dina am 14 régions yu tane quoi je crois mais boo xam nit moom seytaane dafa bëri doole te seytaane lu muy xaar rek seytaane amul pexe de gars yi ñu foog ni seytaane am na pexe seytaane amul benn pexe day xaar ba pexe doomu aadama ñëw rek mu la nga ci léegi nag bu fekkee yow nag amoo vision si life bi tam nga ànd ak seytaane donc seytaane bi mu si duggee tamit voilà li arrivé yëpp xam nañ ko donc damay résumer rek pour dire que ni ñoo ngi koy remercier de tout cœur et si engagement bi ma am pour si Thiès ak Sénégal donc incha allah dinañ porter combat bi te nañ ko si jàppale man nëbbuma ko te dama koy wax fépp quoi incha allah dinañ ci def luñ ko mën bon beneen bi mooy damay gërëm public bi fi nekk yëpp commencé si par journaliste yi fi nekk nii am dañ bàyyi lépp ñëw juste pour fekke lii nii salle bi boo gisee sax feesul yenn rappeurs yi ñëw ñu dafa am benn remise de diplôme hip hop awards dafa am fële Sorano tey mais day jeex ay minuit quoi gars yi commencé nañ ko sax man sax war naa fa am benn trophée donc affaire yooyu donc loolu moo tax gars yi ñenn ñi ñoo ngi si yoon bi comme ay Malal Talla ak yenn gars yi ay waa Thiaro yi ca 44 gars yi ngi ñëw ñoo ngi converger vers Thiès donc incha allah xam naa dinañ fees dellu incha allah bon Dame Sène nag nee na moom la ñu xaar bu ñëwee dinañ xam quoi donc maa ngi gërëm gars yëpp yi fi nekk di leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen wax ni yàlla na yàlla def wér def jàmm te def jàmm Sénégal bon donc si table bi maa ngi fi nekk ak sama benn boy Ebra la tudd mu laqal ma lool donc Ndiaye la may woowee Ndiaye guitare parce que yenn saa yi ma jël sama guitare di way quoi affaire yooyu may Ndiaye guitare bon donc moom moo créé moom moo composé son wàllu boobu ma dédicacé président Idrissa Seck moom moo ko composé moom moo ko defar waaw moom moo ko arrangé tamit moo ma ni fii ngay wayee fii nga dul way fii ngay duggee fii nga dul dugg pour dire rek que ni du ñun mag ñi rek ñoo am xam-xam ko maa ko mag fuuf waaw mais moom daf may diriger
musicalement daf may fii baax na non bu duggee foofu duggal fii ma dugg foofu def li may def donc son boobu moom moo ko defal personnellement comprendre et tout ça donc kii moom ma ko présenté Rifu mu nekk sama rakk nekk sama everything bon tënk na du ma nekk fi di dellu si waat ñoom ñaar waa Kaolack lañ ñu sonal ma loolu quoi trop sax quoi affaire yooyu mais bon grave am problème donc kii moo ngi nekk Bilal la tudd kii ñoo ngi ànd yaa 24 ans ba léegi donc loolu yàgg rek dëgg la quoi waaw ànd nañ Casamance ay 6 ay ñaata 4 mois waaw di lekk gerte ak tapalapa ak affaire yooyu quoi di ko lekk pendant 4 mois laa la wax gerte tapalapa ak bi ñu nekkee Sindian def fa 2 mois genre poste bi armée bi moo ñu doon jox ay jagan ñoom affaire de ko donc ànd nañ ko man moom ak suñu beneen copain bu desee doon def ay concert yoo xam ni côté boobu noonu entrée bi ay 200 francs la 300 francs 100 francs yenn saa yi sax kenn ñëw am benn 25 la am ñu ko bàyyi leen ko mu dugg affaire yooyu donc grave donc lépp rek pour xam Sénégal ñun dañu xam Sénégal bu baax a baax dañ ko xam le Sénégal des profondeurs dañ ko xam bu baax nag dañ ko xam ay Fuuta fu nekk lañ dugg dem nañ ba Ndulu Maaja Dembe Ndulu Maaja Seebe fi côté yooyu nga xam ne ñoom Macky Sall fa lañ dëkkoon seen maam yeeg affaire dem nañ foofu def ay concert comprendre ñi ñuy wax ni fii nii dëkk bi benn la woon mais ñii dañ leen génne dëkk bi ma ne kon Ablaye Wade lii la doon wax ñu ne ma waa ma ne ok kon noonu dem nañ ba saa yooyu non je te dis ñun dem nañ fu nekk de Bakel ah fu nekk parce que fu ñu déggee rek gars yi dañuy woo concert ñëw leen ñaata ngeen leen ñaata mais pour te dire ah ñun fii dañuy fay ay 1 million pour dëgg concert foofu ay 15 000 francs lañ lay fay ay 30 000 mais da nga koy def parce que si Sénégal lañ bokk you know what I mean donc ñun xam nañ Sénégal donc ñun bu ñu duggee Sénégal wax ak Sénégalais ñoom dañuy xam ne ñun xam nañ Sénégal comprendre ñun déjà duñu ay politiciens jànguñu ko donnuñu ko comprendre ñun ay rappeurs lañ bi may am 14 ans ba léegi maa ngi rap comprendre maa ngi commencé rap à Rufisque jàngee cours Sainte-Marie de Hann comprendre nga doon xam nga presque ministre yu bëri jamono jooju seen doom yi ñoo bokkoon ay classe affaire yooyu mais ñun amuñu woon chance su solu comme ñoom amuñu woon chance di ñu ñuy jël si ay récréation ay midi di ñu yóbbu diñ kii ñun chance bi ñu amoon suñu papa yi 200 la ñuy jox ñu dem rang si maire beñe di lekk affaire yooyu mais nag dañ doon kepp si xale yi seen doom yeeg affaire yi parce que ñun ñoo doon route si ñun ñoo doon ñëw di tox si école bi ñu ñuy jàpp di ñu koy nekk guerrier Abdou Youf ñëw ñu sol ay kilo teeru ko foofu comprendre affaire yooyu donc xamoon nañ daal fan lañ jëm daal donc mais suñu ay copains yu bëri finalement waaw donc daal xam nga grosso modo loolu la donc di nuyu daal ñëpp ñu fi nekk et puis di ñaanal Sénégal jëm kanam et puis di fi ñaan li fi nekk mu jóge fi parce que loolu lañ bëgg li fi nekk yàlla na fi jóge man loolu laay chaque jour quoi donc je crois que ni album bi voilà mi si jàll bon pour dire que j'ai 13 albums bi mooy 13e bi album solo 13e bi mu ngi tudd de légende tey la génn instant yi c'est en ligne ku nekk mën nga ko jënd boo duggee musique bi .com mën nga ko télécharger tey si ngoon nag comme niñ ko promettre waa Sams parce que bu ñu ko génnee fii dañuy Sams la ñu waxoon foofu la ñu defee exclusivité foofu la ñu koy génnee donc incha allah tey si soirée bi bu minuit jotee defe naa ñu bëri dinañ am CD yi donc CD bi moo ngi tudd Ilal Ëbët jusqu'à la fin des temps parce que son bi album bi mooy dernier album hip hop wax ma nag album mun naa jekk sa ak def musique orientale wala mbalax wala la ma neex ko rap leeral bu baax a baax dernier album The King comprendre ok non du ma def mbalax anyway j'ai contre les mbalax man mais du musa def mbalax anyway comprendre donc featuring ak Dame Sène non Dame Sène du mbalax man de leeral baal leen ma de booy bi moo yëkkati sama émotion yi quoi. garaawul am problème waaw booy yi dañuy xaar fi ñu lay jaar quoi booy yi nii bu ñu doon géwal da nga leen di jox seen xaalis sa xaalis donc loolu. yes. donc bon bugguma yàgg si kii bi bon album bi moo ngi tudd Ilal Ëbët waaw Ilal Ëbët mooy double album bi mooy package bi dafa am benn album bu am 13 morceaux yoo xam ni morceau spirituel la si yàlla la ñuy wax yonent bi bàyyi na Cheikh Tijane ak jaamu yàlla yi. donc am na morceau bu premier morceau bi mu ngi tudd Allahu Samad As-Samad beneen bi tudd Bëciw maa ngi ko def en featuring ak suñu benn xarit bu tudd Myriam waa Thiès la moom it am benn morceau bu tudd Taaxa mooy troisième morceau bi ñu koy dédication ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab quatrième morceau bi ñu ngi koy tuddee Habib
parce que ñun dañ ko bëgg moom it yàlla bëgg ko donc ku jokk si ku jokk di nga jokk donc loolu la al muntasilu muntasilan defe naa noonu la ko arabe yi di waxee donc 4e 5e bi moo ngi tudd Aboul Abbas mo Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lañ ko jagleel Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bon man moom soppeem laa bëgg di ko gént gis ko jaxaratan tamit donc muy wasifa dama ko gis jaxaratan muy wasifa moom ak mbooloo mu bëri donc bi si topp mu ngi tudd Nourul Jamal ñu dédicacé ko Alhaji Ibrahim Niass Cheikh al Islam beneen bi ñu def ko en featuring ak laay bi suñu benn artiste mauritanien mu ngi fi en remix Abi Habib bi si topp mu ngi tudd Diop Juba sama sëriñ laa ko dédicacé Cheikh Mamour Insa Diop bi si toppaat mu tuddee ko BCMID Cheikh Mamour Insa Diop bon am na benn album bu tudd am na benn morceau bu tudd yaa Seydi en dédicace à tous les soufis là yi nga xam ne ñoom ñoo tënk diine l'islam ba taxawal ko fii au Sénégal spécialement ak sunu maam ju baax ji Cheikh Omar Al Foutiyou Tall donc am na ay morceaux ñaari morceaux yu ñu remixé benn bi Almond Joy la ak beneen bi Aboul Abbas bon Almond Joy mooy titre bi commencé woon circuler il y a quelques années mais Almond Joy benn bonbon la boo xam ni dafa neex koko lañ ko defaree chocolat ak affaire yooyu man dama ko bëgg moo ma jox jabet donc son bi mu ñëwee nag mu tuddee ko Almond Joy moo tax ma ne bu pays bi teeree ñu xaar ñun jooy muy neex si xol yi ni Almond Joy dafa neex trop bon gars yi da nga Amérique xam nañ ko donc album bi beneen bi mu ngi tudd The Legend mooy 13e album hip hop bi moom mooy dernier album hip hop Daddy Bibson waaw donc Cheikh Lo moom ma monsieur le maire honorable moom ma doon lu tax dernier album man ko parce que après dama bëgg a def beneen musique sur influence hip hop bëggatuma def strictly hip hop parce que dama bëgg a gën a ngandal sama audience donc j'ai appris à chanter ak à jouer de la guitare donc njaay guitare bon donc il faut que ma jëm ko exploiter ko explorer ko one facette boobu gars yi donc dinaa may quelque temps ma taxaw si dawal ay rap ak affaire yooyu mais bon du nekk li hip hop day nekk musique rek lay nekk world music anyway donc album The Legend lay dugg premier morceau bi salaamu aleykum la tudd ma ci wax ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo yàgg ànd man ak ñoom boobu ba léegi di ñafe di liggéey ñu nekk benn ba nga xam ni comme démb rek wane na ko suñu problème boobu nga gis ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk fi ñu jëm ñoom ñëpp ñu converger donc assalaamu aleykum la son boobu tudd mooy jàmm laay woote foofu beneen ma tudd man la damay wax sama bopp man maay kan ki nga xam ni ñu bëri ñoo xam ne comme li Rifu wax man maay lii man maa def lii man maa def laa tàgg sama bopp comme bëri nañ koy defee quoi anyway donc mbooloo mooy doole mooy bis topp ma dédicacé ko autant ma toog États-Unis baal leen ma de ma nekk Philadelphie muy neige ma toog di xool neige bi mu weex ma dem taal sama ordinateur gis Sénégal mu ñuul kukk gars yi di xeex ma ni noonu mais nu mu demee nii Sénégal grave affaire yooyu donc ma commencé bind son boobu ma tudd Stronger Together ñu jaay bu ñu nekkee benn dañuy gagné amul gis nga mbooloo kenn mënu ko loolu xam ma ne nag ñun bëgguñu nekk mbooloo ko mbooloo bennoo parce que mbooloo boo nee mbooloo bennoo du nekkati mbooloo bennoo lay nekk comprendre nga donc comprendre nga nag boo nee woon mbooloo rek du nekkati comprendre xam nga ndax yaa ngeen comprendre fi may waxee donc nekkatul mbooloo ñoom parce que bennoo la ku si nekk yaa ngi xaar di dem si Dubaï daf may fàttali ko Ablaye Wade bi muy waaj a gaañ Ablaye Wade bi muy waaj a daanu noonu la woon ku si nekk da lay jox 40 millions 30 millions c'est une machine guichet automatique quoi waaw donc loolu moom moo tax ma bind son boobu ma ni sénégalais buñ booloo rek kii maa ngi dégg période boobu ma gis télé gars yi jàpp ay Déthié Fall fii ay ñoom Thierno Bocoum gars yi affaire yi ma ne sama gars yi ñoo ngi commencé booloo quoi affaire donc bi si topp mu ngi tudd Real Friend may wax xarit dëgg-dëgg c'est en featuring ak benn sample Omar Pène beneen bi tudd ndànk-ndànk may expliqué njiit nan la war a mel moo Youssou Ndour moo wayoon way boobu te tey daf ko teggi moo wayoon ni faqastalu waru la moom dafa faqastalu instant yi nii comprendre nga donc faqastalu moo ko war tey gi nii mu ànd ak Macky Sall faqastalu moo tax mu jooy wax ni gisul boppam si nguur gi mais man bu ma doon Youssou Ndour même bu fekkee gisuma sama bopp si nguur gi mais naa gis sama bopp si Sénégal rek mu jeex donc loolu mooy problème donc ñun personnellement Sénégal mooy suñu problème mais du su nguur gi quoi comprendre nga donc man maa ngi ànd ak di xeex pour président Idrissa Seck nekk au pouvoir te dina ko nekk incha allah mais man soxlawuma ci place soxlawuma ci dara man li ma ci soxla mooy victoire jeex na tàkk donc bi si topp moo ngi tudd
ma Little Brother parce que dama am benn frère boo xam ni def katu njaaxum la mais pas def katu njaaxum day jaay ay xam nga day séddale quoi day jaay yenn saa mais bàyyi na ko sax yu pare quoi et tout ça donc affaire yooyu donc moom bi ñuy séddale dañ ko jàpp ma leen nag sama frère dafa baax parce que lu mu am tamit mu ñëwee dafa ma ci may comprendre nga mu amee demee jaay ay affaire am bu pare ma booy alors mënuma grand te lii affaire damay jël meen comme mu sax affaire ma leen moom du bandi nag quoi donc ba son boobu mu ngi tudd ma Little Brother anyway donc voilà waaw il faut mu lekk tamit dëkk bu amoon lekk gars yi duñu def yooyu quoi et puis maa ngi dégg benn jour ñu may Wilson parle du yamba et de tout ça parce que peut-être dëkk bi ma dëkk c'est légalisé et tout ça wala mu nekk sur medical marijuana et tout ça bon yamba kenn jàppatu si kenn quoi je crois que Sénégal rek la des loolu quoi et parce que dañuy gis gars yi alcool moo gën a graaw yamba te kenn wax ko yamba am na ay seen diwu karaw yi gars yi dañ ko si def gars yi dañuy toox aux États-Unis am na ay tàngal am na ay chewing-gum am na lu nekk loo xam c'est à base de chanvre indien yenn yi pour ay poumon la ñeneen ñi pour lii ñeneen pour lee ba si diabète bi ñu ne am na ay produits yoo xam ni c'est à base de chanvre indien da koy wàññi et tout ça donc c'est une plante boo xam ni yàlla moo ñu ko may miraculeusement bon voilà et tout ça mais ça fait pas de moi un fumeur de chanvre tamit quoi donc mooy loolu du ma tox yamba mu tox cigarette yàlla man taal bi Cheikh Tidiane Chérif la donc bi stop mu ngi tudd Philadelphia ma bokk ak sama benn groupe bu am Sénégal fële États-Unis boo xam ne ñoo ngi tudd Sénégal Outside mooy Sénégal Outside SOS ñun dañ nekk foofu di représenter Sénégal ñun ñett lañ mais dafa mel ni ay 50 lañ parce que bu ñu nekkee si benn kër rek day mel ni yenn saa yi du voisin yi sax day ñëw di ñu fëgg da doon wàññi seen bruit bi te ñett rek lañ ñun quoi donc bu ñu nekkee foofu ba teg suñu ay càppaacoli bàyyi dem naa waaye gars yi di kër day neex quoi togg suñu ay mbaxal ak ceebu yooyu bon voilà et tout ça c'est la vie quotidienne des Sénégalais de l'extérieur anyway bon gars yi nee na dañuy toog foofu xoslu ba sonn gars yi woo leen alors grand doo dugal dara foofu grand anyway bon donc c'est un featuring ak Amadou Faye et Dred Schizo beneen bi mu tudd Straight On da mos a jóge liggéey dugg si benn taxi Uber mu may yóbbu gars bi ma nekk mu ne ma ne Straight On ñu dem de après jekki saaga may wax mais moom Sénégal dañu war a Straight On parce que fii nii booy dawal si circulation bi dafa métti sama oto bi bañ na ko du ma ko dawal dama wut ko ma koy dawal daaw da anyway donc ma tuddee son boobu Straight On di wax si jikkowu Sénégal yi gars yi parents yi ni ñuy jaayee seen doom yi comprendre nga gars yi sénégalais yi affaire ni kat yi ay cousinage bi nii ay griot nga ay ñitte yooyu yu bëree bëri instant son boobu c'est un son à écouter Right On la tudd donc beneen bi maa ngi ko tuddee 74 parce que 74 street moom mooy sama street je suis né en 74 donc Celebrate mooy son bi ma def ak gën maan xumaan dina fi nekk tey si ngoon dinañ ko jouer dañuy Celebrate depuis jamono yi nga xam ne ñoo ngi nekk xale di bëgg a célébrer ko ñëpp mu amuñoon moyen di dem di dugg ba léegi dañuy lekk tànganaa anyway mais jaayee la gënoon grave parce que dañu abonné woon tànganaa bu ñu amee benn 1000 francs yóbbu ko fa ni ko grand ñaata des mu ay jël nga fi 200 ok ñaata des ba 1000 francs yi moo ti anyway donc son boobu si yooyu la ñuy wax quoi donc bi si nekk mu ngi beneen bi mu ngi tudd ak feature ak Dred Schizo Lyrical Gangster donc tu peux être gangster mais de par tes paroles de par le verbe comprendre nga boo xoolee gars yi ragal sama président bi Idrissa Seck c'est par verbe bi moo tax moom gangster la si verbe bi comprendre nga donc parce que bu waxee rek gars yi dañuy tiit you know what I mean he's a lyrical gangster you know what I mean donc you know waaw non parce que des fois damay wax ak Abou Diallo man quoi mais président du génn affaire yooyu man da ko fi nekk di wax affaire yi mu ne ma gaañ bi bu waxee rek Sénégal yëpp déglu ko waaw Abou maa ngi lay béggee bu baax a baax jërëjëf waaw Warriors la moom tamit lyrical gangster la beneen bi mu ngi tudd Ring the Alarm dañ koy wax si lu bëri parce que bu ñu sonné lu alarme bi Sénégal dina graaw quoi parce que ñi di dem bay lakk taal seen i jëkkër dégg naa sax góor yu bëri léegi ay seen suufu oro yi ay kii la ñu nelaw comprendre waaw voilà donc tout ça donc dañu war a sole alarme si li fi nekk di am yëpp comprendre nga ak maguy beeg yi fi nekk yu bëri beneen mu ngi tudd hip hop si ñun maa ngi ko def ak samay rakk jóge Casamance egg si nañ ñoom si yoon wi je crois Hardcore Side lañ tudd ñu nekk ay joolaa di représenté foofu donc ñun ñëpp c'est mon réseau nag quoi mais réseau bi nag sama waay du yombe noonu nag dañu bëgg rek Idy rek ma jox ko réseau bi day yomb loolu noonu waaw affaire day yomb bon donc amul problème léegi bi si topp mooy My Accent mooy morceau bi ma njëkk a bind si album bi parce que dama wàcc si États-Unis dugg New York xam expliquer leen histoire boobu noonu bi ñu duggee New York man ak Maxi Crazy la woon c'était en 2010 ñu dugg New York xamuñ ñu am benn adresse bu tudd between Overgreen and Central and Overgreen ndeke ñun zip code bi Brooklyn la ñu dem waaye laaj benn policier waaye waaye ma ne gaañ lu mu wax ma ne waaye nañu jël métro bi nee na dem nii direction boobu moo ñu yóbbu foofu quoi
affaire ñu ne ko nii mu ñu dugg si métro bi affaire bi yóbbu ñu côté Manhattan mu yóbbu ñu Manhattan bon ñu walaaj heureusement nag ñuy dox di dox ba gis même adresse bi même rue bi ndeke États-Unis dëkk boo dem am na même adresse bi ak même rue bi mais dañuy changer par exemple boo nee Malamine Senghor day am même adresse même rue bi nga dem Thiali mu amaat même adresse même rue bi noonu ñun xamuñoon loolu léegi benn Gambien bu nekk foofu ñaari Gambien la woon sax ñu toog gars mën na am fit nag rek maxi crise ma doo laaj gars yi fu adresse bi moo woon ko Gambien mu ne xanaa mbokk Sénégal la man ko ay mbokk Sénégal yow gars noo tudd maa way mu waa Gambia ay mbokk ñu tëbante kottante affaire yooyu gars ne hey man fii sax dana dugg leen si biir ñu dugg seen store bi ñu noonu nekkoon affaire demoon noonu quoi amoon na sax benn affaire bu romboon noonu foofu sax lu gàtt affaire ñu waay mais yii nag mu ne yii fii sama time bu fi ñëwee sama waa ji nii rek ngay def noonu affaire yooyu comment xam nga Amérique dafa neex nag Amérique moom duñu xeesal duñu takk ay greffage yooyu gars yi di def nii duñu def ñoom mooy loolu donc xam nga foofu ñëpp rafet donc waaw bëri nañu rafet ah comme Mauritanie rek ma fa demee tamit bon ma ñibbi si Sénégal ñëpp ñaaw ma ni woy mais dëkk bi xanaa kenn rafet voilà donc loolu mooy histoire yu dëgg ndax dama tukki si dëkk yu bëri nag dama tukki si dëkk yu bëree bëri sama waa ji man dama am expérience tamit j'ai beaucoup d'expérience bon après ñoo ngi da waroon dem si suñu benn copain bu tuddoon wala kuy texe dañu xam ne yow Sénégalais hey man you from Africa yeah I'm from Africa man mu jeex donc my accent la son bi tudd mais gars yi dañuy reetaan quoi dañuy reetaan yenn saa nga dugg si métro sax toog di wax ak Amadou wala kenn gars yi dégg li ngay wax rek ñu déplacé wu dem toog fee genre donc ñun dañu war a gëm suñu dëgg defar ko des fi quoi comprendre nga loolu mooy dëgg nag loolu mooy dëgg bee ñun moomuñu ko comprendre nga parce que foofu boo fa demee ba dund fa xam am na ñoo xam dañu fay dem pour ay 2 jours 3 jours wala suñu ministres yi boo si nii suñu gars yi borom xaalis bi ñoom dañu fay dem ay benn 1 semaine ak affaire yooyu mais boo fa demee dund fa benn 4 ans straight dund benn dëkk bu tudd ay Sea-Can wala nga dugg ci ay dëkk yi ëpp Derby you know what I mean nga dem dëkk foofu nga xam ni boo yeewoo doo gis kenn ku dul nit ku weex wala ay américain di furax dem liggéey ñëpp ñàngal nekk seen portable affaire da nga xam ni nekkoo sa dëkk quoi comme naa fii bokkul ak ay benn dëkk rek ngay dem si États-Unis muy 116 ngay dégg ana caay bi pare na wala géej gi kii woon kii waaye may ma sa maafe affaire yi woon foofu mooy dëkku Sénégal yi 116 moo tax ku la wax ni Sénégal Amérique laa dem ni la 116 laa dem nekk dama ko Amérique comprendre parce que am na non foofu Sénégal la tudd des call it Little Sénégal Little Sénégal dañ koy woowee comprendre nga donc loolu tax ma def may accent parce que waratuñu reesi suñu accent léegi yow ngay sama accent sa président bi gën a bi ngeen xam ne mooy loolu fan la jógee Kenya la jógee comprendre nga waroo ree accent bu papa comprendre foofu li fa nekk yëpp si ay boutique ay store ay pakistanais ñoo ko moom ay sénégalais ay indonésien ay gars yooyu donc yow waroo ree sama accent sa économie maa ko contrôlé comprendre nga li ma la da ngay reetaan sama accent boo soxlaa samay jigéen ñi parce que rafet nañ wala déggaat big bird ay big bird bi you know what I mean xam nga affaire yooyu comprendre quoi bon donc affaire bi loolu la donc my accent moom mooy 16e morceau bi bon beneen bi maa ngi ko dédicacé sama yaay hey moom la tudd hey maam sama yaay dafa décédé il y a 18 ans 2 ans bon musul fekk dara lekk na benn 50 000 si sama life mais bon voilà bëggoon naa mu lekk lu ëpp loolu quoi anyway ñun ñoo doon lekk si xaalisam mais bon ñun musul lekk suñu xaalis 50 000 rek la laa lekk sama yaay anyway de toute façon donc bi si topp nag mooy dernier morceau bi maa ngi ko tuddee Këmëslës dama kàll Macky Sall mooy Këmëslës laa ko tuddee man bu ma ko woowee Macky Sall comme que dëkk bi boo nee Macky Sall ñu tëj la donc Këmëslës laa ko tuddee bon am na benn bonus track bu xam ne wàllu la tudd ñoo ngi ko dédicacé le prochain président incha allah du Sénégal wàllu donc loolu album bi c'est disponible actuellement ku dugg musicbi.com di nga ko am mais fii yëpp guddi Pisco de Wise moom mooy co-producer bi maanaam moom ma ko produire album bi financièrement donc moom dina excède loobu CD yi gars yi commandé et tout ça donc loolu la di wax gars yi bon voilà loolu la woon quoi man loolu laa amoon lu may waaw léegi sama assistant bi sama assistant yenn saa yi mu ni mooy sama manager tamit bon donc sama assistant bi nee na ku am question mun na la may benn question après ku am question dans 30 minutes ñu def benn 30 minutes képp ku am lu mu bëgg a laaj dara bi son fi carrière am yooyu yëpp mën na ko may léegi dañuy génne micro bi d'accord